Bonsoir chers téléspectateurs asalaamaaleykum yéen ñu ñu seetaan fii ci Leral TV ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci ne sa tur ak sa sant ñu ngi leen di dalal tey ci émission bi tudd Femme Actuelle Femme Actuelle nekk émission boo xam ne dina leen waxtaanal ànd ak ay femmes yoo xam ne ñu remarquable lañ ñu xàmmee lañ ñoo xarañ ci seen domaine bi ñu yëngatu ñoo xam ne nii mën naa ko ne ay lumière lañ ci Sénégal ak li ko wër ànd ak ñoom bëgg jël seen expérience seen xalaat ak seen liggéey jottali ko jeunesse bi ngir ñu inspiré aussi ci loolu nag tey suñu première édition Femme Actuelle mu ngi am mbégte di dalal madame Rokhaya Solange Ndir boo déggee madame Rokhaya Solange Ndir sa xel day dem ci numérique sa xel day dem ci digital sa xel day dem ci RSE sa xel day dem ci Made in Sénégal sa xel day dem ci FESTIC ak yeneen yu ni mel moom daal mu ngi yëngatu maanaam ci développement mu ngi yëngatu ci jàppale famille mu ngi yëngatu ci éducation ak ci lépp lu ko wër asalaamaaleykum madame Rokhaya Solange ñu ngi lay nuyu. waaleykum salaam Zeynab maa ngi lay fay di nuyu téléspectateurs ñuy seetaan tey. jërëjëf madame Rokhaya Solange ñu bàyyi la nga nuyoo te wax ñu kan mooy Rokhaya Solange Ndir ñaata casquette nga yor maanaam. waaw maa ngi nuyu téléspectateur bi di la remercier déjà parce que bon déjà c'est un grand honneur nga démarrer série bi ma noppi ma nekk première invitée donc loolu déjà maa ngi la ciy remercier parce que c'est un grand honneur pour moi Rokhaya Solange Ndir nag mi ngi doomu Ndar la Ndar la cosaano maa ngi je suis mariée j'ai 4 enfants maa ngi liggéey Sonatel di toppatoo ni nga ko waxee lépp luy dem ci responsabilité sociale d'entreprise ak partenariat maanaam Sonatel lépp loo xam ne daf ciy yëngu ngir jàppale askan bi mën na doon luy wàllum éducation ci wàllum santé ci wàllum environnement entrepreneuriat lépp loo xam ne Sonatel mën na ci yëngu dañ ci def suñu loxo ñu ko mënee léegi loolu depuis 6 ans maa ngi ciy yëngu. aussi yëngu ci li dem ci jàngum jigéen xale yu jigéen ñi. tax na ba tey ma nekk vice-présidente association bu tudd Shine to Lead Shine to Lead nag association la boo xam ne dañuy dem ci banlieue bi lu mel ni ay Tivaouane Peulh ay Pikine ay Thiaroye ay Yeumbeul ràññee fa ay xale jigéen yoo xam ne dañu mën jàng macha allah ay na ju baax ay moyens nu 16 17 nañuy am waaye seen parents yi amuñu moyen dañ leen di jàppale di leen may ay bourse ba nga xam ni fay école bi day doon loo xam ne day teggeeku seen parents jënd fourniture day teggeeku seen parents jënd ay livres day teggeeku seen parents loolu nag ñu ngi ci yëngatu depuis plus de 2 ans te am nañ yaakaar dina jëm kanam. numérique ak digital ni nga ko waxee lépp luy dem ci jumtukaayu xarala yu bees yi dafa doon loo xam ne maa ngi ciy liggéey di ci jàppale jigéen ñi moo tax am na association bu tudd FESTIC association des femmes dans le secteur de TIC boo xam ne may vice-présidente bi tamit suñu ambition tey mooy jigéen yi nga xam ne nee naa Sénégal ak Afrique de l'Ouest fii nañu am taux bi gën a kawe ci li ñuy wax entrepreneuriat ci àdduna bi maanaam jigéen ñi li ñuy yëngatu fii di daan seen doole ci entrepreneuriat moo ëpp ci àdduna waaye duñ ci boole numérique forcément parce que pour ñoom numérique dafay doon lu compliqué te ñi ngi koy jëfandikoo bés bu nekk boo gisee tey jigéen ñi ki ci mënul lire sax ki ci mënul jàng sax bu jëlee tey lu mel ni WhatsApp daf koy jëfandikoo di ci poster ay vidéo di ci def ay vocal mi ngi ci digital te xamu ko moo tax ñu ne ñun dañuy def sensibilisation déjà jigéen ñi xam ne ñoom ñi ngi utiliser numérique ak digital ba noppi won leen naka nag ne ñu mën gën a développer seen activité ak digital boobu nga xam ne ñu ngi koy utiliser bërki démb
nañu def benn formation ak Facebook ak ay jigéen fii ci benn structure bu tudd Jokolabs ngir wan jigéen ñi naka nañu mën def ba seen jaay bi yokku ak digital ak numérique donc loolu daal nañuy yëngu ci association yi lépp luy dem ci jigéen wax nga ko sànq ak développement dafa doon loo xam ne daf ñu yitteel te ñu ngi ciy def suñu kéemtalaay kàttan. tey wàllu numérique bi ak seen activité yooyu ndax yéen a ngi ciy xalaat femmes rurales yi. waaw li nga wax lu am solo la parce que xam nga maa ngi la koy wax nee naa la digital dafa doon loo xam ne ñëpp mën nañ ko utiliser nga jàng benn jàng donc pour le moment suñu activité festique yi ñi ngi Dakar bu ñu amee partenaire boo xam ne mën nañu dimbale ba yenn région yi ñu egg fa ñi ngi xalaat Saint-Louis ñi xalaat bu baax egg ndax mois de mars bi dinañ fa nekk ci 8 mars bi pour def fa ay activités pour jigéen ñi dinañu mën xam aussi li nga xam ne jigéen ñi nekk Dakar ñi ngi koy xam noppi ñi ngi koy jàng parce que li ñu concentré ci Dakar dafa bare activité yëpp fii la c'est vrai que population bi li ci ëpp fii nañ nekk waaye ñi nekk ci monde rural bi ni nga ko waxee waruñu leen fàtte ndaxte boo gisee jigéen ñi nga xam ne par exemple ñi ngi def li ñuy wax transformation produit locaux xam nga bu ñu nekkee ci àll bi kenn du xam li ñuy jaay donc ñooñu par exemple nga développé leen benn site web boo xam ne dinañ ci mën won li ñuy jaay nit képp foo mënti nekk ci Sénégal di nga mën gis li nga xam ne ñu ngi koy jaay nga jënd ko tey système livraison bi ñëpp gis nañu Sénégal ni mu développé mën nga yónnee xaalis Orange Money ak yeneen yi donc loolu yëpp il faut que jigéen ñi capitaliser ci loolu xam ni loo xam ne daf leen di dooleel la donc ci loolu la ñuy yëngu am nañ yaakaar vraiment dem côté Ndar xëy na après côté Ndar ñu dem Ziguinchor fii les quelques années ñu yàlla dimbalee ñu mën def 14 régions du Sénégal. par exemple xale yi bëggoon tey wala parents yi bëggoon participer ci seen doom ñu dugg ci programme Shine to Lead pour jàppale seen doom yi ñu mën am bourse ñoom naka la ñuy def. waaw léegi Shine to Lead am nañu site web shinetolead.org nga xam ne boo ci duggee déjà di nga gis présentation association bi fi mu ne nii ni ñuy doxalee ñun ci suñu bopp ñooy dem ci école yi ci banlieue bi seeti proviseurs yi nekkul ne laajte ne est-ce que école bi am na xale yoo xam ne macha allah ñu ngi jàng yu baax bu baax waaye seen parents yi dañu néew doole par exemple man dañu am système marrainage ñun ci suñu bopp dañuy doon ay marrainu xale man ki nga xam ne man maay marrainam Aysatu mi ngi dëkk Tivaouane Pël yaayam yalwaankat la donc dafa doon teel a xëy fajar di ànd ak yaayam dimbale ko ba mu dajale lu doy mu soog a jàngi te dafa doon tardé kaa yooyu nañu wut nga xam ne li nga xam ne moo da doon jàppale yaayam ñu jox ko yaayam ba nga xam ni moom bu xale yi di xëy 8 heures dina xëy 8 heures bu ñu wàccee 17 heures dina wàcc 17 heures waaye du tardé du manqué ay cours parce que surtout dafa doon ko xam ne dafa mën jàng buñ ko defee ci condition yu baax ay notes yu baax lay am donc loolu nañuy xeex maanaam boo gisee souvent xale yu jigéen ñi ñooy gunge seen papa ak seen yaay góor yi ñu yóbbu leen ñu jàngi donc parce que jigéen ñi ñooy surtout des fois ñooy toppat ñooy jàppale yaay ci kër yi togg beeg ménage beeg fobeere beeg loolu foog mu dañ parce que da nga ciy gis ñoo xam ne macha allah dañu am intelligence boo xam ne lu ñu wax puus mu tàkk boo leen jàppalee tuuti rek dañuy dem loolu nag mooy tax ñuy yëngatu ci banlieue bi suñu doole nag eggewul noonu pour le moment ay groupe de 20-25 fii dañu mën jël parce que bon am nañu ay sponsor am na ñuy jàppale plus ñuy dem plus ñuy am ay sponsor plus muy doon loo xam ne bëgg nañ ko yokk mu jëm kanam incha allah. tey xale jigéen ñi nga gis tey ñuy violenté viol yi bëri agression yi mais tous les coups qui sont yi nekk seen kaw tous les risques yi nekk seen kaw teg si ñu bëgg ci boole seen jàng boo leen doon conseiller tey lan nga leen di wax tey ci jamono bu mel nii. waaw jamono bi ñu nekk gis nga ni réseaux sociaux yi tax na ba nga xam ne li nga xam ne dafa làqatu woon mu feeñ foog naa violence ci jigéen ñi loo xam ne yàgg na ci société bi la
waaye xam nga sénégalais rek dañuy wax sutura taxoon na ba jigéen ñi yu bare dafa am ñoo xam ne dañ ko doon dund te mu metti seen biir kër seen biir sëy digital bi tax na ba léegi dañuy waxtaan seen biir gën nañu am fit wax li nga xam ne moo leen di metti donc loolu tax na ba tey kenn waratul ragal buñ lay fitnaal loo xam ne jaaduwul war nga ko mun wax boo ko waxulee sa biir kër nga wax ko sa xarit wala nga wax ko ñoo xam ne mën nañ la ci dimbali gis nga loolu moo indi ba tey ñu loi bi nga xam ne voté nañ ko ci contre les violences faites aux femmes te ma gis ko il y a quelques semaines ci télé bi ak Macky Sall ak waa ONU Femmes loolu moo ko indi sañ wax boobu li nga xam ne yaa ngi koy dund moo indi ba loi bi topp ci moo tax loolu daf ñu war a jox fit dafa war a wan ni ñun am nañu ay droit te droit yooyu tant que ñun kaasuñu ko suñu bopp mais duñ ko appliquer te du am donc nee ñu sañ wax li nga xam ne mooy suñu àq ak yelleef buñ ko defee état bi gis nañ ko dinañu topp jigéen yi nag man vraiment jeune fille yi ci loolu laa leen di ñaax na ñuy waxtaan seen biir na ñu waxtaan ak ñoo xam ne am nañu expérience am nañu connaissance ba wax leen yoon bi nga xam ne war nañ ko jaar ba nga xam ne seen devoir ak seen droit dinañ ko respecter. dañu seetlu ne Sénégal léegi ku jóg di jàppale jigéen rek te ngay jigéen wala nga jóg di promouvoir l'entrepreneuriat féminin wala les activités de développement féminin tout ça là dañ lay tuddee activiste féministe léegi man ma la doon laaj lan mooy sa xalaat ci féminisme. man féminisme dafa doon baat boo xam ne bëgguma ko torop parce que féminisme ni nga koy décrire dafa péjoratif boo xoolee ñi ci bare pour ñoom féminisme mooy jigéen ñi dañu bëgg a demal seen bopp kese mën a lépp seen bopp man boobu d'accord ma ci man maa ngi sëy depuis plus de 22 ans alhamdulilah maa ngi koy wax barki dem ambassade de France nee naa leen man sama jëkkër mooy sama kilifa te mooy sama premier mentor lépp loo xam ne maa ngi ciy yëngatu lépp loo xam ne maa ngi koy def moom laa ciy njëkk a waxtaanal. parce que góor yi vraiment ils sont pas contre nous mais dafa am façon boo koy defee et encore une fois man xalaat naa ne ak waxtaan dinañu ànd parce que mënuñu dem sans góor yi. ñooy suñu papa ñooy suñu jëkkër ñooy suñu frère ñooy suñu lépp donc combat bi ak ñoom la ñoom ñoo war a ànd ak ñun ñu demandoo bu ñu defulee loolu man xalaat naa def nañu erreur pour man erreur bu rëy la te man bu ma xoolee sama expérience personnelle wax dëgg bu ma eggee fii tey ginnaaw yàlla sama jëkkër li mu ci liggéey lu bari la. ñu ngi lay jërëjëfee kon ñu fàttali leen waat ñu ngi fii ci seen émission Femme Actuelle comme ni ngeen ko déggee Rokhaya Solange Ndir moom nee na xale jigéen ñi féminisme gën leen cee bàyyi xel maanaam gën leen koo xoolee sous un autre angle positif boo xam ne day favorable ci yéen bu ma juumul loolu nga wax léegi nag wax nga léegi ci góor yi deex na nee na féminisme avec les hommes loolu elle a signé ça promotion aujourd'hui avec les hommes. très bien léegi laal nga sànq waa France donc ñu ngi la ci félicité bu baax bëggoon nga waxtaanal ñu tuuti ci France liñ la yëkkatee noonu liñ la sargal noonu. waaw c'est vrai que il y a quelques mois dama jot benn courrier ambassade de France ñu ne ma dañ ma bëgg a élever au grade de chevalier de l'ordre national du mérite. bon ma jotee courrier bi ma waxtaan seeg sama jëkkër sama famille ne leen wala leen ci xalaat ñu ne lii lu baax la donc ma waxtaan ak waa ambassade ñu ne ma te ñu gis ni da nga doon jigéen boo xam ne da nga xarañ ci entrepreneuriat ñoom boobu fekk na def nañ seen enquête te yëguma ci dara seet nañ samay xarit ñu may liggéeyal xool di ma suivre ci réseaux sociaux yi et tout ñu ne non ñun dañ lay sargal tey parce que gis nañu vraiment ci jigéenu Sénégal yi yaa ngi ciy def loo xam ne ràññee nañ la ci donc ba semaine dernière ñu dem ambassade
ma woo samay mbokk woo samay collègues woo samay xarit ak ambassadeur bi ak waa ambassade bi yëpp am ñu def benn cérémonie boo xam ne ambassadeur bi def na ci discours aussi ma delloo si njukkal ñëpp ñoo xam ne jàppale nañ ma ba ma egsi fii mu doon loo xam ne vraiment man kontaan naa ci waaye nee naa mu doon médaille République du Sénégal aussi gënaloon na ma parce que man damay yëngatu bu bare ci luy doon luy made in Sénégal dama doon koo xam ne dama xalaat ni li nekk suñu réew buñ ci góorgóorloo dinañ dem du doon loo xam ne dañuy tëju parce que maanaam tey dañ nekk ci li ñuy wax monde bu globalisé mënuñu tëju waaye ñun bu ñu gëmee suñu bopp gëm loo xam ne am nañ ko ñi ngi koy bay ñi ngi koy liggéey fii ci dëkk bi di ko jëfandikoo non seulement dañuy dimbali suñu bopp waaye dañuy dimbali suñu réew donc loolu moo tax kontaan naa trop ci distinction bi remercier naa waa République française dina tax ñu gën a góorgóorlu parce que li ñuy aussi mooy xëcc yeneen jigéen ñi loolu tey mooy suñu devoir maanaam mbir bi du yem ci yow kese jigéen ñaa ngi fi xarañ neñu boo leen wonee yoon bi ñoom tamit dinañ ci mën góorgóorlu ba dina am loo xam ne dinañ ci liggéey suba Sénégal mën leen reconnaître donc loolu yëpp dafa doon loo xam ne man dafa am importance trop ci man certes maa ngi dem mais aussi xëccaale ñi nga xam ne soxla nañu ku leen jàppale ba ñu dem ñoom tamit. voilà ñu ngi lay remercier bu baax ci sa taxawaay di la remercier bu baax accueil bu chaleureux bi ñu offrir di la wax lan mooy sa dernier kàddu tey ci émission bi Femme Actuelle. li may terminer mooy dañu war a xam nit ñooy kan gis nga boo xamulee fi nga jóge doo xam fi nga jëm dañu toll foo xam ne suñu société dafa am crise de valeur te crise de valeur boobu mi ngi tàmbali ci biir kër yi waajur yi amatuñu jotu yar mën nga ko comprendre tuuti parce que conjoncture économique bi demee na ba xam ne soxla yi dafa bare waaye bu ñu fàttee ni suñu première richesse mooy suñu doom yi ci biir kër yi ne ñu góorgóorluwaat ne ñu gën a xool suñu ay doom ne ñu gën a góorgóorlu ci ñoom ci li nga xam ne ñi ngi leen di koy yaree man fa laa bëgg a waxee ak yaay yi fa laa bëgg a waxee ak bàjjen yi parce que boo xoolee ci njëlbeen bàjjen yi ñoo doon yar bàjjen yi ñoo doon jàppale yaay yi suñu identité li nga xam ne mooy li ñu doon bu mu ñu réer parce que foofu nañu rawee tubaab yi nañ ko sàmm nañ ko dekkal nañ ci góorgóorluwaat nañu toogaat suñu kër yi xoolaat suñu ay doom suñu environnement buñ ko defee crise de valeur bi nga xam ne ñi ngi koy am tey gëm naa ni dina wàññeeku te Sénégal dina doon dëkk boo xam ne dina naat ba noppi dina jëm kanam incha allah. Rokhaya Solange Ndir ñu ngi lay remercier bu baax encore di la souhaiter vraiment bon vent pour tout l'engagement et toute la détermination et tout vraiment merci. merci beaucoup Zeynab merci. ñu ngi woon fii ci seen émission ak Femme Actuelle. ñu jeexale émission bi en beauté di remercier ñëpp ñu doon seetaan fii ci Leral TV di leen jox dig daje ci benn émission ak beneen femme ak ci yeneen jamono jërë ngeen jëf.